collectif ñoo lànk ñoo bañ ne neen aljuma bi nu dëgmal dina amal toogaanu ñaxtu ca place de l'indépendance préfet bu Ndakaaru nekkoon yëgagul loole te it kenn joxagu ko demande d'autorisation format groupe d'information républicain fare ci nguur gi nekkoon loole bu amee ñoom ñiy wàcc kon diggaale ko waa ñoo lànk ñoo bañ tey di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre nekk journée internationale des migrants nekkit bés bi nga xam si àdduna wërngal këpp dañ ci màggal ñi la di migrants yi yamoo ko tamit fii nii ci réewum Sénégal mbënd mi tàmbaliwaat fi gëstu bu yaatu la ci Papa Madiakhate Sarr def réew mit leneen li nu fiy waxtaane kon moo di njënd ak njaayum gerte gi ay baykat ak ay jaaykati gerte yu nekk ca marché syndicat nekkoon mbir moomee am nag lees waxul te it kon nguur gi ci boppam ñoo ca jiitu fàttalikaatum 2019 bii rédaction King FM suba ak yéen tey ñu leen di fàttali kon li gënoon a fës ci wàllum njàng ak njàngale rétro éducation li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagle la ak cosaan mu gën caa fës kon rappeur bii di Nit Doff nekkoon dafa nama taxawal benn projet ngir gunge ca ay ndaw ci wàllum caada gëstu bi tey ñu taseek Safira Seck nekk ab artiste génneendoo ñaari single ba noppi ne 2020 album lay doon nataal bi gan gi ak li yëgle kay xëy tey mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Médiculture Serigne Saliou Seck di ci fogg ko Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Saliou Seck nuyu naa mboolem ku ñuy bàyyi xel ci 99.4 ak 3w.kingfm.sn. mi ngi noonu na leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak collectif ñoo lànk ñoo bañ ak doxum ñaxtu bi ñuy waajal. ajjuma ñaar fukki fan ci weer wi ñu nekk lañ ko na ma amal ca place de l'indépendance nanu ko defee woon ajjuma ba leenu génn ñoom ñi leen nag kii di préfet bu Ndakaaru nee na jotul benn këyit guy wax wane ni sàkku nañu rek ab autorisation waaye nag ca beneen wet ga am na beneen groupe d'information républicain ëmb ndaw yi nekk ci parti réew mi nee nañu duñu leen seetaan ñu jaxase réew mi fu ñu ko mbaxe rek nañ leen ko fa tambax ñu déglu ci Aminata Ba. collectif ñoo lànk ñoo bañ bi ñu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca lañ xamle aljuma bi ñu jëm dinañ yëngu-yëngal ngir ñaawlu njëgu courant bi ñu yokk Omar Zumula. aljuma jii di ñëw ñaar fukki fan ci weeru décembre dañu bëgg def toogaanu ñaxtu boo xamante ci dal ak teg lay àndal lépp li nga xamante ne war nañ ko def ci maanaam yëglu bind autorité bi ne ko aljuma de dañoo bëgg toogi place de l'indépendance wax nañ ko te toog boobu dañoo bëgg képp kuy sénégalais nga génn si du toogu taal du toogu yàq du toogu jaamaarloo. préfet bu Dakaaru moom di xamle ni seen doxu ñaxtu bile jotagu ci benn autorisation Aliou Badara Samb. jotuma déclaration bu tudd noonu franchement parce que déclaration ay nit ñoo koy def. dañ naan ñetti nit ñoo koy def wax fi ñuy marché ban waxtu la ban bis la lan moo tax donc dafa am ay critères yoo xam loolu la ñu ci donc du ay question d'organisation seulement lañ koy xoolee la ca des nag je préfère ne pas trop répondre mais li wér-wér mooy ñoo ngi liggéey suñu liggéey de la manière la plus naturelle pour que ce pays fonctionne. Bien sûr les questions de sécurité sont des questions prioritaires bu loolu amee daan ci def li nga xam moo ci war. ñi jàppale nguur ki fi nekk duppee seen bopp collectif d'information républicain ni duñu bàyyi waa ñoo lànk ñoo bañ ñuy salfaañi réew mi asusaani. dégg nañ leen ci seeni conférence de presse ñu naan non dañuy dem place de l'indépendance ni ngi leen di xaar ba ñu dem place de l'indépendance parce que dafa am loo xamante ne nag ñun Sénégal lañ ne te xamante nañ ci biir Sénégal lii amoon keroog yàlla xam na ni dootul amaat parce que aussi les Sénégalais sont conscients de la situation te ànd nañu ak président de la République ci li nga xam ni moom la def. lu ci mënti am daal waa ñoo lànk ñoo bañ ni duñu dellu ginnaaw lu dul dañoo wàññi njëgu courant bi ba pare bàyyi seen naataango yu ñu téye ci biir kaso bi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Aminata Ba ñu wax ci leneen tey jii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre àdduna wërngal këpp di ci màggale li ñu duppee journée internationale des migrants. ma nga noonee ñoom bés bi ñu jagleel way tukki nag kon jàppaleen ni dafa yemoo ko at bu nekk ndaw yu bari di ay africain dañuy ñàkk seen bakkan ci biir géej gi la ko waral lu leen lu dul bëgg a dem fa nga xam ne moo di réew ma tugal moo tax Papa Madiakhate Sarr def na ci jàngat ñu teewlu ko. at mu ne ay junniy doomi Afrique mu bokk ci ay doomi Sénégal ñooy ñàkk seen bakkan ca waaxu Méditerranée yi wala ca désert bu Sahara bi ginnaaw bu ñu bëggee dem ca Europe ndóol ak ñàkk yaakaar mooy tax ba ndaw ñu bëri jubali yoon googee ngir mën a am ëllëg gu wóor moo ne day ñu bëri ca ñoom dañu mujj egg ca atum 2018 lu ëpp ñaari junniy doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan
ginnaaw bu ñu bëggee jéggi mer Méditerranée bu ñu sukkandikoo ci ay xayma yu Haut Commissariat bu mbootaayu xeet yi ñu jagleel réfugiés yi defoon bu ñu sukkandikoo ba tey ci organisation internationale de la migration lu ëpp ñeent fukki junni doomi aadama dugg nañu ca continent bu Europe jaaree ko ci géej gi bu ñu xaymaa tàmbaleek at bi ba fukki fan ak ñett ci weeru août ci 2019 bi muy ab wàññeeku ci téeméer boo jël fanweer bu ñu ko méngalee ak daaw ci jamono yi ba tey boobaak léegi nag donte ne pexe yu bëri ñu ngi koy nas yu ci mel ne Frontex muy ak kuréel gu ñu teg ngir saytu géej gi ba tax doomi Afrique yi duñu dugg ci Europe terewul ndawu Afrique yaa ngay gën a wëy di fa jubali ci li koy firndeel mooy juróom-benni fan ci weeru décembre atum 2019 gii ñu weesu ak gaal gu daal di suux ci waaxu Mauritanie yi ba tax juróom-benn fukk ak ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan fukk ak juróom yi di ay doomi Sénégal ay bés lañ ci teg fanweeri doomi aadama police bu Sénégal teg leen loxo ca place bu Soumbédioune ci ak gaal gu ñu nekkoon ngir jubali ca continent bu Europe lu mooy Frontex réewu Europe yi ñu ngay lal ay pexe yu ci mel ne immigration choisie ngir mën a tànn ana yan xeeti doomi Afrique la ñu war a mën a dalal ci seen ak réew bokk na ci li ko waral seen bëgg-bëgg am ay nit yu jàng te xarañ ndax seen askan tàmbalee màgget ba tax faaw ñu indi ci ay saafara loole it doon ak porox ndoll ngir ñu mën a tënku it ci programme développement durable horizon 2030 bi xabaar ne ñi nga xam ne ñooy màngaani ji ci seeni réew am nañ solo loolu ci jëmale kanam seen wàllum koom-koom organisation internationale de la migration jaaree ca ngir gën a dëggal loolu ba tax ren ji ñu tànn ni ab thème nous ensemble ngir jëmmal solo si nga xam ne ñiy jóge seeni réew mën nañu koo amal réew ma ñu jëm. mu nekkoon gëstu bu yaatu bu Papa Madiakhate Sarr def jëmale ko ci bëccëg gu ñuy màggal ni ki tey ji ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci leneen loo xam si jamono ji jépp daanaka mooy jur coow ci réewum Sénégal mu di njënd ak njaayum gerte gi. loolee nag ba mu tàmbalee def na diir waaye nag yenn ci jaaykat gisuñu ca seen bopp ca marché syndicat bu Pikine ñay yëngu ci wàllum njënd ak njaayum gerte nee nañu daal nguur gi faaw mu xoolaat njëg gi nga xam ni moom la Sonacos di jëndee gerte gi nee nañu nag anam ba nu koy jëndee daanaka perte rek lay jural ñi nga xam ni ñoo di baykat yi Fatou Sow. coolu xëy lu judd fan yi ci anam bu ñuy jëndee gerte gi moo waral ni si yëngu addu si Moulay Mouhamed Cissé di ab jaaykatu gerte ca marché syndicat. kenn ku ne yaa ngi kaas say intérêt baykat bi chinois bi moo ko arrangé ñun jaaykatu marché noir yi ñun baykat bi moo ñu arrangé mais Sonacos baykat bi arrangé wu ko maanaam Sonacos prix bi ñuy jëndee arrangé na baykat yi te ñun prix bi ñuy jëndee ñun arrangé na baykat yi chinois yi prix bi ñuy jëndee arrangé na baykat yi bu njëkk ba maanaam jamonoy Abdou Diouf wala jamonoy Abdoulaye Wade dañ daan jël di financer baykat yi nga xam ne gerte gi bu génnee Sonacos daan jëndee prix bu ko neex loolu amatul marché yi léegi yëpp am concurrence chinois yi dañuy taxaw marché noir yi taxaw léegi nag ñun gerte bi ñu koy jëndee moo gën a élevé li chinois yi di jëndee. ñu fekk ko mu toog ci ay saaku yu def gerte sol yére bu xonk baykat la bàyyeekoo ca Saalum waa Sonacos la joxoñ baaxaamu tuuma ndax njëggu néew gi ñu koy jëndee moo waral ñoom baykat yi perte. Sonacos su bëggee jënd gerte bi day def li nga xamante ni moo jaadu si gerte chinois bi li mu ñëw proposé bu fekkee dañoo mbay jënd ak jaay faaw mu am concurrence am na ñoo xamante ni tey ji dugaloon nañ ci gerte bi lu mat ay 1 million li mu génnee ci xaalis tollu noonu kon ñoom baykat yi ren ñu si ëpp dañoo perte. ñu sàkku ci gouvernement bi li ñu yokk ñu boole ci njëgu gerte gi ci entreprise yu ñuy jaayaat. gouvernement bi ñu sàkku ci moom rek comme Sonacos moom moo ko dirigé moom na yokk prix gerte bi ndax état warut gerte warut am prix fixe ñu ne 210 lañ koy jaayee warut am loolu état bi gerte lu mu déree waroon na wax ne gerte moom 300 la war a mën a jar. njënd ak njaayum gerte mi doon luy dooleel koom-koomu réew mi waaye usines yi si mel ni Sonacos ni gisuñu si seen bopp ndax laataa ñu see jot chinois yi jënd ko ci baykat yi. jaajëf Fatou Sow ñu wéyal kon Dior wax ci rétro 2019 yi. ma nga noonu bëri lool ay xew-xew yoo xam ne am na ci wàllu njàng mekk njàngale mi Kumba Ba def na ci pàttali. année académique 2018-2019 mën nañu ne année scolaire bu dal la muy année bu spéciale ndax réewum Sénégal da doon waajal ay élection présidentielle ci élection yooyu sax gannaaw bañ ko falaatee njiital réew mi Macky Sall daal di wàccee Serigne Mbaye Thiam ci ministère bu éducation nationale daal di fay teg Mamadou Talla lépp di dox yëngu amul ba ñu yegsi ci weeru avril mbir mu doy waar xew ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ay ndongo ñoom ñoo daal di def ay acte de vandalisme ci bureau bu recteur ba ay ndoxu foos dañu jël
daal di ko fay sotti ci ab manifester boo xam ne ñu ngi ko doon amal di naqarlu ñoom it ñàkkuk set gi ñu nemmeeku ci université ba ñu ne sax dafa demoon ba laal daanaka pàcc bu am solo ci campus social ba ci noonu ay jàngalekat bootu ci ginnaaw recteur ba daal di koy dooleel di sàkku ci étudiants yooyu ñu dàq leen ca université ba te yoon def liggéeyam taxoon ba ñu yóbbu leen ci kanamu conseil de discipline ñu dàqoon leen waaye ca mujjantal ga ñu daal di leen di baal. képp kuy xëy di liggéey gi ci biir université mi nga nekk enseignant mi nga nekk travailleur leneen la fa yóbbu lu dul ñu lay sotti ay ndoxu foos wala ñu lay saaga. gannaaw coow loolu yëf yi dellu si waat ci normal benn yëngu-yëngu nemmeekuñu ko ci njàng mekk njàngale mi ñu àddu nag jëm ci résultat yu catastrophique yi ñu am ci BFEM ak baccalauréat ci atum 2019 muy taux d'échec boo xam ni juróon na coow lu rëy ci réew mi nguur gi jàngalekat yi ak it ndongo yi ku nekk di ko jiiñ sa moroom. lauréat yu concours général ni mu ko baaxoo di defee at mu ne njiital réew mi sargal na leen Diary Sow di élève bu nekk ci classe su terminale S1 ci lycée scientifique bu Diourbel moom la ñu tabb muy ndongo bi gën a xarañ ci réewum Sénégal ci at mi moom moo jël premier prix bu géographie bi nag di ñaareelu yoon mu di ko jël ci cérémonie bi ñu leen doon sargalee sax ñoom lauréat yooyu njiital réew mi dellu si waat na ci résultat yu bon ñi nga xam ne moom la ñu am ci bac bi ak ci BFM bi di wax ne war nañ cee def ab taxaw seetlu ñu des ba tey ci mbirum baccalauréat boobu wax ci Sayer Kébé moom mi di ndongo bi ñu tëjoon ci atum 2015 ndax apologie au terrorisme ci ab post bu mu defoon ci compte Facebook am waaye nag ren jii moom it ci la am baccalauréat wam ñu jóge ci loolu weeru septembre ñu tàbbi ci coowal Sainte Jeanne d'Arc polémique bu mag di coow juddu fa ndax ay ndongo yu toll ci ñaar fukk ak ñett ñoom la ñu aaye dàq leen ni duñu muuru coow li dem ba kilifa yi dugg ci Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes sax yëkkati woon ci ay kàddu di ko naqarlu jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mekk njàngale mi moom Mamadou Talla tàmbali cee dox ay jéego ngir ñu génn ci crise bi waaye mu mel ni mbir mi dafa demoon ba àgg ci dimension boo xam ne kenn mënatu ko woon natt. ñun ñëpp ay musulman lañ nga yer sa doom ci diine ñu ñëw bëgg la muruloo xale bi c'est pas normal. parce que yu mel nii baaxul ci dëkk day indi ay féewaloo day indi ay problème religieux te jar ko. ñu wax nag ci nouveau bachelier yi ak seen orientation nguuru Sénégal gannaaw bor bu takk bu mu amal école privée yi jël dogal ne ren ji benn ndongo nguur gi du ko fayal ci école privée yooyu. ñëpp ci public bi lañu leen di orienté ministre bi yoroon wàllu enseignement supérieur recherche ak it innovation moom Cheikh Omar Anne mu mel ni disposition yi ñu jël ci décret 2016-1805 jëm ci orientation ak inscription wu bachelier yooyu mel ni Dakar déggul ndax da doon àddu jëm ci plateforme campus Sen ci mujjantal gën ak ñu jëlee ko fa ki ko wuutu di Abdoulaye Sow ba mu yegsee tàmbalee taaral daara ju kawe gi dongo yi rafetlu ko waaye nag di xaar coppite yi ci wàllu doxalinu université bi. année scolaire 2018-2019 daloon ba fii ubbi tey jàng tey mel ni ba tey waxi politique kese la ndax ren ji ba ñu ne école bi ubbi na rek la yenn ci kuréelu jàngalekat yi tàmbalee wane seen bopp dem sax ba ñu déposer ay préavis de grève nguur gi ñàkk yëngu tax ba ñu amal ay débrayage ak it grève totale bu ci mel ni bi waa SUDES amal ci ayubés bi ñu weesu. arrestation docteur Babacar Diop ak naataangoom yooyu ça entre en contradiction ak les dispositions de la constitution sénégalaise. yokkute gi ñu waxoon ne dinañ ko def ci courant bi lu ko tàmbalee benn fan ci weeru décembre tax ba ñenn ci askan wi wàcc ci tali bi di wane seen naqar bokk na ci ñoom docteur Babacar Diop ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2019 moom ak yeneen i ndongo naka noonu waa FRAPP France Dégage wàccoon ci mbedd mi dem sax ba ci grille yu palais de la République foofee lañ leen tegoon loxo boobaak léegi bàyyiwuñu kenn ci ñoom looloo waral ba SUDES SAES ak it ay ndongo wàcc ci tali bi ñoom it di sàkku ñu libéré leen ci lu amul benn app bi mujj nag ci yëngu-yëngal yi mooy bi ñu nemmeeku ci tàmbalite ayubés bi di ndongo yi ci université Cheikh Anta Diop di wàcc ci tali bi di sàkku ñu fay leen seeni ay bourse 2019 mu ngi xëccu jëm ci jeex xanaa ñuy am yaakaar ni dina gën at yi fi weesu yëpp. jaajëf Koumba Ba midi 16 moo jot ca ministère de l'éducation jàpp aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Koumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. fay nañ la Koumba Ba ca Côte d'Ivoire la ñuy dem ak àtteb Charles Blé Goudé kon ubbi nañ ko.
kon atteb Charles Blé Goudé ni nga ko wax moom lañ ubbi tey jii ca Abidjan tey jii fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre procès bu Charles Blé Goudé mi nga xam ne dañ ko doon tuumaal mbirum assassinat maanaam faat ay bakkan torture mettital ay doomu aadama naka noonu it wàllu viol ci jamono ji nga xam ne crise post électorale moo fa amoon atum 2010 la woon jàpp 2011 ay avocat am nag di naqarlu ne procès bi teguñu ko benn yoon ci yoon moom nag dañ ko acquitté woon ci tuuma yi nga xam ne moom lañ tegoon ci kawam di crime contre l'humanité ca weeru janvier bi ñu weesu la ci ñi ko defoon nag di waa Cour pénale internationale moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñ bi ñu dénkoon wàllu ndaw ñi ci jamonoy Laurent Gbagbo waaye ba tey ñu ne mu ngi en liberté conditionnelle foofee ca Bruxelles ci jamono ji nag nee na ñu ngi xaar ab appel ñeel loo xam ne ay condamnation la yu ñuy teg ci kawam waaye nag dossier bi ñu defar ca Abidjan mu mel ni dañ koo transféré woon ci atum 2014 ca Cour internationale de justice de la Haye waaye nag ubbiwaat nañ ko ñoom ñi nga xam ne ñoo yor wàllu yoon ca dëkkam di Côte d'Ivoire. fekk booba ca Tunisie seen njiital réew mu moom dalal na xelu askan wa nee na seen jafe-jafe tax ñuy manifester dina ca indi saafara. muy président bu Tunisie kon moom moo doon amal ab sargal talaata démb fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre muy bés bi ñu doon màggal kon juróom-ñeenteelu anniversaire bu déclenchement bu soulèvement populaire bi nga xam ne amoon na fa ba sax régime bu Zine El Abidine Ben Ali daal di woon fa daanu gannaaw ay revendication ak révolution bu mag boo xam ne amoon na fa ci ab visite boo xam ne kon waaju ko dara ci centre bu réew ma moom mi nag ñu faloon ko ci weeru octobre bi ñu weesu moom Kais Saied ne boobaak léegi nag nee nañu gannaaw ba mu prêter serment ni ba mu waatee ci kanamu askan wa ba tey kenn déggaatu ko woon mu wax loolee waral sax ñu ne visitam bi sax dafa bett ñu bëri ndax dafa jug rek daal di dem ci gox biñ naan Sidi Bouzid fi nga xam ni fa la manifestation yu njëkk ya amee woon ba nga xam ne kon ci la chute bu Ben Ali amee woon Ben Ali nag mu ngi génnoon àdduna ci septembre bi ñu weesu foofee ca Arabie Saoudite. ca États-Unis moom Donald Trump digganteem ak ñi nga xam ne ñoo di démocrate ya rataxatul te ñu nga dëgmal li nga xam ne mooy wotuk chambre ba. Donald Trump dafa tuumal ñi nga xam ne ñoom ñooy démocrate yi ne dañuy pervertir maanaam dañuy yàqate li nga xam ne moom mooy justice ba ci jamono jo nga xam ni vote bi ñeel séance plénière bii di acte bi nga xam ne moom la ñu war a teg tuuma yi ñu teg ci ndoddam dañ ko war a voté moom président bi sax dafa bind benn bataaxal boo xam ne juróom-benni page la di wax daal meram di it ñaawlu li nga xam ne da koo tuddee coup d'état ñu koy def ci kawam ci chambre bi nga xam ne war naa voté tey jii fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre li nga xam ne moom mooy mise en accusation bu Trump bi nga xam ne kon nee na moom am na yaqin ne duñu ko voté ndax Sénat ba moom la ñu àndal kon tey fii te la ñuy taxaw ci xibaar yi soxal wàllu biti réew. jaajëf Koumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. midi 20 ak ñun ci studio bi Papa Ma Jaxate Sarr ngir faram-fàcce xibaaru tàggat yaram mi Pape maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu Soxna Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. fay nañ la Papa Ma Jaxate Sarr basket la ñuy tàmbalee xibaar yooyu le wax nag ci Tafa Gaye mi nga xam ni moo wuutu Maguette Diop ci direction technique nationale jamono boobee Cheikh Sarr moom moo nekk ca Lyon yi. moom ca Lyon yi dañ ko fa jëlee yooyu coppite nag démb ci guddi lañu ko fësal ginnaaw ab ndaje bu fédération Sénégal bu basketball doon amal Viendoy nekkoon ab basket kat international fii ci Sénégal ne loolee dara bettu ko ci ba it mu yokk ci di sàkku ci dirigeant yi ñu bàyyi Moustapha Gaye mu dal di wëyal liggéeyam ak xel mu dal ñu teewlu ay kàddoom. xamoon naa ne Maguette Diop dañ koy daax xamoon naa ne entraîneur jigéen itam dañ koy daax te Tafa Gaye lañ naroon teg directeur technique national c'est-à-dire dama ko waxoon léegi daanaka li ñuy wax rek coppite la coppite waaye dañuy am yaakaar que ne Tafa Gaye moom ci boppam gars yi dinañ ko bàyyi mu liggéey parce que soo xoolee ba xool moom dafa am nu muy liggéeyee te boo xoolee ñi ŋànk basket bi ñi jiite basket bi dañuy bëgg di la teg pression boo xam ne wala naan la jaaral fii wala defal ne la fekk ne yow mbir mi yaa ko xam moom xam na basket mais ñi ko jiite xamuñu basket li ñu njëkk a ñaan mooy na ko waa fédération bàyyi mu liggéey mu dem ak xelam ak xam-xamam parce que li muy def da ko xam contrairement wax ñi ko jiite léegi moom nag bés bu waree toog xool ñan la war a tabb comme entraîneur national na ubbeeku
parce que entraîneurs yi yemuñu Sénégal kese damay fàttali ne France am na ay sénégalais yu fay entraîner États-Unis am na ay sénégalais yu fay entraîner soo xoolee ba xool man du ay affaire de far wala dara mais xoolal exemple Boniface Ndong Boniface adjoint la fële au Denver Nuggets Ngagne Desadiane Diop moom tamit adjoint la au Utah Jazz donc boo xoolee ñooñu noonu yëpp war na mën a teg benn liste mu xool exactement et puis par rapport ak suñu profilu équipe nationale yi li ñu soxla ñoo xam ne dañuy waxtaan xale yi dinañ leen jox cër yooyu noonu yëpp moom war na mën a toog xoolaat ci te bañ a yàkkam ci xëy ba rek ne day tabb déedéet na toog jël temps am comme que échéance amagul waxtaan ak ñenn ñi après bés boobaa mu jéem a def li nga xam ne moo gën a arrangé Sénégal surtout. mu nga ko Vieux Ndoye nekkoon basketkatu international fii ci Sénégal yooyee coppite nag ñu def war a tax ba Sénégal rek yëkkatiwaat taxawaayam ci wàllum basketball ndax bu dee ci góor ñi daanaka ëpp na fukki at jëluñu coupe jigéen ñi moom ñeenti at a ngi nii jëluñu dara. ñu wax wàllu football ak Sadio Mané kon am na feneen fu ñu ko sargalati. attaquant bu Sénégal ba nekk ci Liverpool moom la ñu tabb joueur bi gën a xarañ ci atum 2019 magazine bi nekk ca France di SoFoot ñoo ko jébbal ñu xamle ne ñoom tubaab yooyee ne gaynde gi daf ko mérité ndax saison gu mucc ayib goo xam ne def na ko Sadio Mané sax jamono yi ma nga ca Qatar ngir jongante fa coupe du monde des clubs ak Liverpool di clubam Liverpool mi fas yéene jongante ni ki tey ji ak club bu Monterrey ci demi-finale bu ñu amee ndam nag ñoom Reds yu Liverpool yi daañu tase ak Flamengo ci finale bi samedi gii ñu jëm Flamengo démb daf gagné li nga xam ne moom moo di demi-finale am ñoom ak Al Hilal la. ñu daal di wax rek wàllu football bitim réew kon classico Real Barça tey ci ngoon. Barça Real ca Camp Nou lay doon tey jii ci guddi gi lay doon ñaari punkal yooyee nekk ca Espagne fas yéene daje bu juróom ñaari waxtu ci ngoon jotee mu doon match aller championnat bi nga xam ne dañu ko randaloon ay fan ci ginnaaw ay jàppante jëm ci wàllum politique yu amoon ca Catalogne ba tax jongante bu ñëpp di xaar lay doon diggante boor bi Messi Suarez Griezmann ak ñoomin seen ca Barça beneen côté ba Karim Benzema ak waa Real Madrid yi nga xam ne ñoom it jamono yi ña nga ca forme mu doon fukkeeli bëccëg boo xam ne dañu koy dabu fàttali ne ginnaaw fukk ak juróom-benni jongante FC Barcelone ak Real ñoo tolloo ku ci nekk fanweeri poñ ak juróom nga daal di am waa Barça ñoo rawee ndax goal différence rek bu ñu rawee ñi nga xam ne ñoo di merengue yi Serigne Saliou Dior Mbodj fii la ñu yem ci tàggat yaram gi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbaleek mbëkk mi di ñi nga xam si dañuy jël gaal gi ngir utali tugal rapport bi di Nick Doff am na lu mu ciy waajal. ma nga noonu bay waaram ci xeex bi nga xam ne ñu ngi xeex wàllu ni mel moom nag fekk baax ca Louga nee na dafa bëgg a amal projet boo xam ne day jàppale ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ngir ñu tooj fa ñu dëkk jaarale ko ci wàllu caada ak cosaan waaye tamit ci yeneen i pàcc Nick Doff loolee mi ngi ko dénk Papa Ma Jaxate Sarr. waaw Louga moom dafa yàgg nekk une ville boo xam si ni immigration dafa am doole d'ailleurs man bokk naa si sama famille bokk na si donc dama koy confirmer waaw on a des projets am nañ benn projet LGD One Squad bu ñu bëgg ibbi foofu noonu benn pour jox aussi yeneen alternative jeunes yi pour gëmloo leen ko si tukki baax na ci jeune mais aussi liggéey sur place aussi c'est possible il faut pas que tout ñëpp mënuñu tukki quoi il faut nga gëm que ni sur place il y a quelque chose boo mën a def on est en train de travailler sur un projet on a créé benn association boo xam ni on va essayer de travailler sur ay projets ku bëgg a def benn projet ñu ànd ak yow bu fekkee musique wala management wala whatever loo bëgg a def rek on est en train de poser ça def nañ papier et tout ça et je pense que si 2020 bi dina gën a concret donc on va essayer de participer un peu ci canaliser cette jeunesse là gëmloo leen seen bopp aussi comme quoi que ni on n'est pas contre l'immigration mais aussi travailler sur place c'est possible. mi ngi noonu nekkoon kàddu yi Nick Doff jëmale ko ca mbir mu ni mel gëstu bi tey Penda Badji tase ak Safira Seck. moom mi la nag xale la bu soobu ci wàllu ko way daanaka génne na ñaari way sax ci anam yu wuute moom mi la yemul foofu ndax nee na atum 2020 yi ñu dëgmal bu soobee yàlla fas yéene cee fësal li nga xam ne mooy albumam bu njëkk Penda Badji moo ñuy xamaleek Safira Seck. ndaw la bu bëgg musique ndax ca la juddu ba noppi di ba gawlaw Safira Seck lay wuyoo am lu toll ci ñaar fukki at ak ñett dëkk file ci Dakar di ñu xamal lu waral mu dugg ci musique. 2018 tàmbali def carrière solo dama tëb dugg ci way bi parce que doomu gawlo la waaye dafa nekk sama deret sama maam daan way du Maguette Seck Penda Ndiaye gawlo am na producteur mu ngi jógee Belgique ñu fas yéene liggéey. mu jot a génne ñaari single benn bi mu tuddee ko Mbappé di style afrobeat beneen bi mu tuddee ko Schéma d'amour di ab mbalax Safira di ñu gën a xamleek ñaari single yooyu lee. Mbappé ça veut dire moom mooy bàyyi ma comme way bi
dama ci woy ñi nga xamante ne nii dañuy gis nit muy dem xamaloo ko dara gisaloo ko lu ñaaw nga nekk di ko waxal nekk ci deram te loolu defe naa dafa bëri Sénégal beneen bi aussi mu tudd Schéma d'amour boobu moom mu jégee na lu waral nag bi lépp choix ci ñaari style yi nga xamante ni méngoowuñu bi lépp woykat dikkat na ci. afro bi moom laa débuté ndax afro bi daf ma neex comme mbalax bi moom macha allah xam nañ ko neex na trop mais xaw na am limite tuuti ci au niveau international loolu moom moo waral maanaam du ñu resté rek benn place ci mbalax bi. génnee album bokk ci projet am tax ba Safira di ko waajal fileek njeexitalu atum 2020. ñoo ngi ciy liggéey parce que ne ko génnee ci fin été 2020 bi di def ay tournées internationales pourquoi pas. naam ndaw la bu bëgg musique terewul mu bëgg cee doon professionnel tax ba mu am bébét parfaire li muy def ngir ñu mun koo dégg ci seen musical yu gën a mag ci àdduna wërngal képp. jaajëf Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek Mor Talla Gueye. turu rappeur am nag moo di Nit Dof moom mi la nag ab rappeur la fekk baax ca Louga waaye nag dëggal boppam ci seen musical bi moo waral mu agsi fi mu agsi Aïssa Sall moo ñuy xamleek moom. artiste rappeur la Nit Dof di ko ñu ràññee lool ci milieu hip hop mi ngi gagné ci àddina fii ci Sénégal ci région bu Louga turam dëgg di Mor Talla Gueye. on va dire bi may gën a nekk boy dans les années 96-97 donc avec mes potes on était des danseurs mais période boobu la rap Galsen di jël forme quoi pratiquement dañu basculer ci rap bi quoi donc avec mes potes on s'est dit pourquoi pas ñu essayer micro bi et puis voilà noonu la ñu basculer aussi rap bi quoi. boo ko gisee ci jëmmam ku am taxawaay la dem ba ñu koy méngaleeg rappeur ya nekk ca États-Unis colinam gën ko wane. hip hop la man je m'habille toujours en parce que hip hop culture la et j'assume quoi man ragaluma nekk ci benn culture di ko def di ci lekk xaalis di ci am tour ba noppi ragal ko représenter ci aspect bi ñu koy xàmmee quoi ku gis un rappeur da nga war xam ni c'est un rappeur. mu nekk ab rappeur bu engagé li koy firndeel mooy di ne day xeex rappeur yi faral di boole rap bi ak it mbalax bi. c'est un style que j'aime pas donc tout le monde le sait j'aime pas ça pour moi ñaari musique la mbalax mu ngi def musique am raxu ko ak dara le rap aussi dafa war a gëm boppam pour que rap bi continuer am adduna bi yëpp boo demee ni ñu koy defee lañ koy defee c'est une musique universelle foo dem ci àdduna bi c'est même couleur boobu la am quand tu entends du rap tu sais que c'est du rap mais ici au Sénégal on a tendance à tout mélanger bëgg buzz bi nag ba la ngaa métti su buzzu mbalax bi au bout de certaines années rap bi day dee. ci carrière am mu jot cee réaliser ay album yu bëri ñu gën cee ràññee mbedd mi ci atum 2007 ak it hip hop du mësa dee ci atum 2009 ak yeneen ak yeneen jamono ji King Killa di woy di rap show of the year di événement bi muy amal at bu jot 2019 bii di 9e édition bi. jaajëf Aïcha Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi tey ñuy dalal Naya Bandjean. moom mi la nag ab artiste la fekk baax fa nga xam ni moom moo di Casamance bokk rek ci ethnie bi ñu duppee Mankagne moom nag daanaka jàmbaare lool moo tax mu génne ñetti CD ci marché international moom mi la nag daal dina rek am ay trophée daanaka lu ci meilleur disque moo tax mu saw séq ak moom waxtaan bu yaa ñu teewlu ko. Naya Band ginnaaw biñ la nuyoo ngay reggae man waaye mu mel ni si style musique yu bëri ngay faral di yëngu. man nag musique je fais presque de tout quoi. je mets du funky du reggae du afro jazz jaxase bagage yi la quoi xam nga rek genre mbaxal yooyu la quoi xam nga donc ce que je cherchais en fait c'était pour wane ni langage musical benn la rek. daaw nga génnee sa ñetteelu CD ba sax nga jot si am raaya meilleur disque roots muy ñaareel bi yoon. moom la génnee daaw aussi boobu gagné le meilleur prix disque roots comment faire niveau Canary donc boobu disque c'est un acoustique pur et dur donc moi je l'appelle disons un CD qui est naturel parce que tous les instruments que vous utilisez foofu yëpp sont des instruments qui sont naturels boo branché day sonné nga branché mu sonné maanaam lan la leket kora guitare acoustique violon contrebasse donc yooyu yëpp ay instruments yoo xam ne nii boo ko branché ñu toog fii tëgg dañuy déggante. Naya ñu gis ni fii si Sénégal lii di musique reggae daf fi xaw a néew doole daal. Sénégal xam nga lu manqué mooy lu suma waay wax sànq rek ma ko lu mu wax donc c'est pas normal aussi ñu yore racine bi on n'invertit pas sur l'art quoi. wala nga même chose parce que amuñu fii scène bi ñuy toog di wéy y a pas aussi des locales qui sont spécialisés da nga tax yow nga ne da ngay am sa produit am foo mu nekk en constance de liggéey quoi amul donc loolu moo tax mu jafe mais bu nekkoon gars yi ils ont donné les moyens jox leen les lieux des scènes là où les gens peuvent vraiment se produire kon reggae bi di wees na fi yëpp. mu nekkoon Naya Bandjean si micro King FM. If you see her walking around all this town man they think she's a crazy woman hey King FM ci kaw ci kanam rek.
jaajëf Modou Sow Midi Culture ñu jàll ci yéene kay yeeg Serigne Saliou Seck. ki xàmmee semmeñ bu nu ëmb rek la mën a xamal semmeñ buy toj bopp ndax nag ka koy toje bopp da koy ëmb ba yegg si loolu di tekki ni ki xam gerte rek moo la mën a wax ci gerte Grand Place ne loolee nag moo amul ndax ñi xam gerte gi ci réew mi ñoo di baykat yi te baykat yooyee ñoo xam ne ni réew mi dañuy saaxee gerte gi waaye nag journal bi nee na Bachir Ba moo nga cay joxey tegtal li mu xamle moo di dañoo war a jël séddaleem gerte gi jébbal ko l'armée bi bu boobaa soldat yi dinañ séddale jiwu wi ca na mu gënee jaar yoon yéenekaay bi yokku ci ne mbuxum gi am ci séddaleem gerte gi moo raw fopp dorog bi ni ŋawtee lin fii ŋawtee boobaak léegi moo di njëgul courant bi nu yokk ci réewum Sénégal l'observateur ne ñi ko doon lànk ba tax ñu duppee seen bopp ñoo lànk ñoo bañ démb lañ doon amal janloog taskatu xibaar yi yéenekaay Futurs Médias bi ne ca ndaje moomee ci lan xam ne ni tey la ñuy gën a lànk njëgul courant bi nu yokk ci mim réew looleet moo taxoon ñu doon amal doxum ñaxtu aljuma bi nu weesu mbooloo mu takku itam teewoon fa waaye nee nañ dañuy delloo buum ca mboy ga aljuma bi nu jëm ndax nag dinañ ci amaat toogaanu ñaxtu waaye bile yoon ca place de l'indépendance la ñuy utali te it dinañ yëglu ca préfet bu Ndakaaru waaye na ko biir ni bu garab yi doon fàq suuf si jalaa ñooy itam dinañ amal boobule toogaanu ñaxtu te gaay yi nee nañ duñu dellu gannaaw lu toll ni tarfatal ay ni lu dul ni danoo wàññi waat njëgul courant bi ba noppeet bàyyi ñoom Guy Marius Sagna yanu téye ca biir kaso ba Le Quotidien ne waa ñoo lànk ñoo bañ kay nee nañ place de l'indépendance la ñu jëm te indépendance la ñu bëgg Les Échos ne dëgg la gaay yi dogu nañ te nee nañ mbindeef mënu leen a tere ñu dem ca place de l'indépendance journal bi yokk ci ni seen naataango yi tàmbali woon xeex bu ni mel ngir ñu wàññi waat njëgul courant bi ba taxoon ñu jàpp leen ba yóbbu leen ca biir kaso ba tey jii la doyen des juges d'instruction nar a tàmbalee yër seeni mbir maanaam door seeni audition muy Babacar Diop Malick Diallo Biaye Ousmane Sarr ak Souleymane Jim tey jii ci àllarba ji la leen doyen des juges nar a déglu ñoom Guy Marius Sagna ma ca gën a siiw ak ña ca des ëllëg ci alxames ji la doyen des juges woolu leen sustaane booba fekk na waa ñoo lànk ñoo bañ di sàkk ñu bàyyi seen naataango yooye ba tax ñu ne aljuma bii nu jëm faaw ñu dégg leen tax yéenekaay bi gis ni aljuma bii nu jëm manees na ko jàppe vendredi de tous les dangers ndax nag waa ñoo lànk ñoo bañ nee nan duñu bàyyi tey duñu dellu gannaaw te yéenekaay bi nee na dégg nañ ay kilifa ñuy xam ne ni xel xalaatut benn yoon préfet di joxe autorisation ñuy amal doxu ñaxtu ca centre ville Oumar Waly Zoumaro mi yore woon kàdduk waa ñoo lànk ñoo bañ ci biir journal bi ne ñoom li leen yoon may moo di bindub demande jébbal ko préfet bu Ndakaaru te def nañ lu ñu mel ba noppi kon nag ci kilifa yi la des ngir ñu jox leen ca ndigal bàyyi li leen constitution bi may ñu def ko lu ko mooy nag nanu xam ne ëllëg lu fi am ñoom kilifa yi ñooy ñi ko waral Sud Quotidien li waral coow lii lépp moo di njëgul courant bi nu yokku waaye nag journal bi neen njëgul courant boobee nguur gi yokku am na ñu cay jàppal tànk président Macky Sall te it ba noppi di ko utal awlay ku ci mel ne Moussa Sarr Zator Mbaye li ñu xamle moo di président Macky Sall dafa bëgg ñëpp am courant waaye courant bi nu yokku dara neexu ko ca Libération yéen kaay ne courant boobee ñu yokku moo tax waa ñoo lànk ñoo bañ ne place de l'indépendance la ñuy utali te nag bis bu nu fa demee te amuñu ca ndigal loolee moo nar a tàbbal Ndakaaroog li ko wër ci guta ki tàbbi ci guta ndax mbiri faux billet moo di Seydina Fall Bougazelli La Tribune yéen kaay ne jamono ji moom Bougazelli julleek jàpp ak njàngum xasida la nekke ca biir kaso bu Rëbës biir groupe Safari L'Observateur nee na ñetti jigéen ya ca nekk kenn amagu ca jëkkër muy Maria Khadija ak Defa yéen kaay Futurs Médias bi nee na li nu xamal seen reporter ba nu fa yabaloon moo di ne ñoom ñett ñëpp ñoo ngi toog di xaar góor yàlla gu ñëw boole leen takk. jaajëfal nañ ko baax Serigne Saliou Seck ci yéenekaay yi Serigne Saliou Midi Culture wàllu musique la ñuy tàggatoo. tey la fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2019 àdduna wërngal këpp jagleel ko journée internationale des migrants taxeetu ñu andi leen woyu Omar Pène ak super jamono teñ duppee ko immigration ñu teewlu. sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew tiranga ji tax nga jot mën na am sa réew ku fi am liggéey am sa dignité mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj. jaajëfal naa la bu baax a baax Cheikh Saliou Seck jaajëfal naa mboolem ku ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci 3w.kingfm.sn. cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck fare woon ci kaddu gi production Kaderlo digital Cheikh Faye réalisation Papa Ma Jaxate Sarr léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wëyal King Feeling lu mooy loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.